xamee siiwal nañ liste yi nga xam ne ñoo war dem ci élection député yi ma ci profité pour ñi nga xam ne ñu bokk ci liste ànd Suxali Sénégal di leen féliciter di leen encourager ak di leen ñaanal di am mbégte lool nekk ci bopp bi pour liste boobu mën a am ndam fii ci Sénégal ak ci bitim réew kon am nañ ma responsabilité bu mag a mag bu rëy rëy ak yaakaar ju rëy yoo xam ne nii porte na ci yéen kenn ku nekk nga xam ne nekk nga candidat ci la coalition ànd Suxali Sénégal ñu ñaan yàlla defal ñu ndam ñu mën a dem assemblée nationale pour liggéey bi nga xam ne moo ñu fay xaar muy liggéeyu parlementaire te ku ne parlementaire mooy ndawul askan wi bu ñu ndawul askan wi mooy ki nga xam ne ma fay nekk di taxawu askan wi seen i jafe-jafe seen i problème ak lépp luy Suxali Sénégal kon donc du ñu fàtte jàpp nañ ne bu yàlla dogalee ñu dem assemblée nationale li nga xam ne mooy responsabilité boobu ak cër bi nga xam ne population yi jox nañu ko pour ñu mën leen représenter ci institution boo xam ne mooy institution parlementaire bi danañ fa dem incha allah di fa indi fa ay coppite yu bees ci li nga xam ne mooy taxalinu taxawaayu député mooy li ma ko wax sànq député dafa nekk lu am solo ci Sénégal ndax institution bi ñaan maanaam assemblée nationale dafa nekk kenn institution boo xam ne donc mooy place bi nga xam ne mooy li ñuy wax le lieu de débat démocratique mooy assemblée nationale ñu war faa nekk am fa taxawaay bu honorable bu digne bu pasteefu ci lépp loo xam ne dafay nekk yi tey Sénégalais yi yàlla dogal na expérience yooyu bi ñu ko dajalee ak fi ñu jaar yëpp ak ñi ñu àndal jàpp nañ ne danañ bokk ci député yi nga xam ne Sénégalais yi danañ am ci ñoom mbégte ci seen taxawaay moo tax fas nañu ne daal bu ñu si àggee jàmm ñu indi ay coppite ko comme ni ma ko waxee léegi ci doxalinu assemblée nationale ndax assemblée nationale bi ñu yor nii du assemblée nationale boo xam ne nii mi ngi def contribution ci wàllu développement Sénégal dafa mën a dafa politique trop te loolu li ko waral mooy député yi li ma gis mooy amaguñ indépendance si bien que loi bi constitution bi may na leen indépendance mais député yi ni ma gisee nanguñu jël seen indépendance loolu mooy lan mooy en général dañ naan député du président de la République wala dañ naan député d'un parti politique dëgg la naam parti politique yi ak coalition yi ñoo yóbbu député assemblée nationale waaye député bu xasee nekk député moom dafa war a nekk député du peuple député du peuple la war a nekk maanaam lépp bépp taxawaay boo xam ne nii njariñul askan wi la njariñul Sénégal yi la dafa jàpp naa ne am na ay soxla yu jàmp yoo xam ne nii jëm na ci dimbali maanaam baykat yi ci wàllu seenu mbay wàllu càmm gi ñu gën koo doxal gën leen a jox ay moyens yu am solo gën a moderniser tamit mbay mi accompagner leen ci ay formation baykat yi ñu gën a xam lan mooy valeur u mbay bokk nañu tamit monde rural bi tamit seet ñu am ndax mu doy mu sell te loolu nekk na jafe-jafe bu rëy rëy bokk nañu tamit indi ay financement pour jigéen ñi seen activités yi nga xam ne mooy activité génératrice maanaam de revenu ndax gis nañ ne jigéen ñi Sénégal seen taxawaay lu am solo la ci wàllu koom-koom kon nag ñooñu war nañu am taxawaay boo xam ne nii war nañu koo taxawu ci wàllu woowu. bokk nañ ci wàllu maanaam sécurité wàllu kaaraange nekk na tamit loo xam ne nii jàpp nañu lu ñu war a waxtaanee assemblée nationale ndax at yi weesu yëpp les questions de sécurité nekk na préoccupation les Sénégalais yi fépp ci Sénégal foo dox les Sénégalais yi sentiruñu nekk ci sécurité loolu nag jàpp na ne député yi war nañoo mën a am taxawaay bu ma sëkk assemblée nationale interpeller gouvernement bi ñu gën a proposer ay solutions ci problème insécurité bi am ci Sénégal maanaam ñu renforcer suñu force de l'ordre yi ci wàllu moyen maanaam teg leen ci conditions yu am solo muy la police la gendarmerie taxawal tamit des polices de proximité wala ay man gendarmerie yoo xam ne nii dañ na ci àll bi ñu gën a yaatu pour ñu mën a veiller ci li nga xam ne mooy sécurité population yi
loolu tamit bokk na ci question yi nga xam ne dana nekk débat suñu maanaam campagne électorale. su ko defee tamit bokk na ci tamit question yi nga xam ne danañ ko waxtaanee muy mbirum acte 3 la mbirum acte 3. acte 3 xam ngeen ko mooy yoon yi nga xam ne loi bi nga xam ne nguur gi fi nekk taxawal na ko pour indi ay coppite ci wàllu commune yi wàllu département yi. waaye gis nañu tamit dafa des laaj na yeesal laaj na gën a xóotal laaj na gën a waxtaan pour lépp mu gën a am solo ci population yi ci diggante communes yi ak population yi. bokk na ci tamit xalaat bu am solo boo xam ne am nañ ko mu jëm ci dëkk bu sell bii maanaam ñu gën a yokk investissement yi ak lépp luy tali wala maanaam assainissement wala wàllu ndox wala wàllu courant. loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne war nañ ko poser débat boobu ci biir Touba gën a interpeller gouvernement yi pour ñu gën a yokk seen loxo ci wàllu woowu. bokk na ci ay propositions yu war a def tamit mooy biir dëkk bi di Touba parce que ni Touba toll ginnaaw bu ñu defee maanaam modernisation boobu xam ne dana méngóog ak man xar kanamam ci wàllu zahir ak batin ñu continuer vraiment gestion bi ak yoreen bi ñu proposer ay communes d'arrondissement ay communes yoo xam ne nii maanaam biir dëkk bi ñu xaaj ko def ko ay communes yoo xam ne nii dana nekk ay communes yu viable ay communes yoo xam ne nii danañ mën a gën a jege population yi ba li nga xam ne mooy li war ci ñoom les élus locaux gën a taxaw ci loolu. ndax gis nañ ne ni li mu tëddee nii Touba nekk dëkk bu rëy bu am solo doxalin bi dafa des ci élus locaux yi fi nekk pour ñu mën a gën a jege maanaam population yi. jàpp naa ne buñ fi defee ay communes d'arrondissement ñu xool quartier yi mag yi ñu def études yi xool man quartier yi mën a ànd ñu maanaam taxaw leen def leen ay communes jox leen moyens yi ca war jàpp naa ne loolu lu am solo la ci lu jëmale kanam dëkk bokk nañ tamit ci wàllu xalaat tamit taxawal ce qu'on appelle une délégation spéciale à l'aménagement de la ville de Touba. loolu xalaat bu ma am la mooy ginnaaw bu ñu taxawalee commune d'arrondissement yi ñu wun na maanaam loo xam ne day ci kaw lay nekk di superviser di contrôler commune d'arrondissement yi ma tudd ko commune ma tudd ko délégation spéciale à l'aménagement de la ville de Touba. bu ñu spécial donc xam ngeen lu mu wund mooy day am statut agence publique nekk maanaam wootu khalife général des mourides waaye nag ñu composé ko ay experts yoo xam ne nii ñu xam lañ seen liggéey ay sociologue ay urbanisme ay aménagiste maanaam planificateur ay économiste yoo xam ne nii bu ñu leen joxee délégation boobu ñu ànd ak kuréel yi maanaam commune d'arrondissement yi jox leen mission yi leen war a jox jàpp naa ne liggéey bi dana gën a yaatu dana gën a yomb ci loolu boobu débat danañ gën a approfondir pour que incha allah ñu seq ko gouvernement bi ak autorités religieuses yi pour lépp loo xam ne day jëmale kanam dëkk bi. loolu lañ bëggoon a indi ci wàllu innovation ak xalaat yu bees ci wàllu dëkk bi ndax ku xam Touba ni muy màggee màggaat bi dafa ëpp day kon war nañoo mettre en place des mécanismes yoo xam ne nii dana mën a anticiper ci avenir u dëkk bi ci lu jëmale ci ay investissement structurant yoo xam ne nii ci wàllu ndox la ci wàllu aménagement ci wàllu courant ci wàllu ay tali ci wàllu ay école ay université ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii ay wàllu man des hôpitaux loolu jàpp na ne bu ñu mettre en place délégation spéciale ñu confier que mission yooyu su ko defee yenn mission traditionnelle yi nga xam ne mooy liggéey commune ñu jox ko commune d'arrondissement ñu liggéey ko loolu xalaat loo xam ne nii am nañ ko te bëgg nañu asa débat bi incha allah ak experts yi nga xam ne ak autorités religieuses yi fi nekk biir dëkk bi loolu bokk na ci taxawaay bi nga xam ne député yi ñun baaba député yi war a génn ci ànd soxla Sénégal dinañ ko am ci dëkk bi du ñu fàtte tamit suñuy mbokk yi nekk bitim réew mooy immigré yi ndax xam nañu immigré yi am na rôle bu am solo bu ñuy taxawu Sénégal kon nag ñooñu jàpp naa ne war nañu mën a considérer comme un partenaire maanaam le gouvernement du Sénégal war na mën a considérer la diaspora comme un partenaire privilégié un partenaire stratégique boo xam ne nii ginnaaw bi nga xam ne ñoom seen contribution da toll ci ëpp ci 1000 milliards suñu mbokk immigré di ko indi ci Sénégal ñoo jàpp na ne war nañu mën a jox gëdd
ak taxawaay bi war ñoom ñu taxaw leen maanaam accompagner leen di leen déglu seen xalaat ndax biir immigré yi ay borom mi xam-xam ngi ci ay borom mi doole ci wàllu finance mi ngi ci ay borom mi xalaat ngi ci lépp ngi ci kon ñooñu jàpp naa ne comme ay sénégalais lañ war nañu mën a seet ay pexe yu ñu mën a boole ci développement Sénégal moo tax ñun député diaspora yi ñëw war a jógee ci diaspora bi ñu assemblée nationale danañ waxtaan ak ñoom pour ñu am taxawaay boobu face au gouvernement pour ñu mën a am yitte ju mat sëkk juñ jox immigré yi. loolu daal mooy question yi nga xam ne mooy question lancinante yi nga xam ne ci campagne électorale bi danañ ko waxtaanee maanaam population yi. loolu jàpp nañ ne lépp dafa jëm ci njariñu Sénégal bu ñëwee wàllu mbay mi bu ñëwee wàllu ndox bu ñëwee wàllu courant bu ñëwee wàllu sécurité ak approfondir la réforme de l'acte 3 ak proposition yi nga xam ne am nañ ko ci dëkk bu sell bi loolu jàpp naa ne dana intéressé Sénégal yi kon donc débat bi ñu bëgg a porté ci campagne bi dafa nekk débat bu civilisé débat boo xam ne ci xel la ak xalaat ak xam-xam waaye duñ ko yóbbu ci débat ay waxante lu ñaaw duñ ko indi ci débat ay waxante ay ñàkkante kersa li ñu bëgg mooy nekk à partir que ñu nekk ay candidats ñu am beneen posture boo xam ne nii danañu permettre ñu nekk ay modèle ay dignes représentants du peuple sénégalais bi nga xam ne loolu bu ñu demee assemblée nationale loolu lañu bëgg continuer pour liggéey bi nga xam ne moo ñuy xaar kon daal liggéey bi ñuy xaar mooy proposer beneen législative de rupture ñu ngi wax sànq la restauration de l'état de droit loolu ak lépp luy défendre intérêt Sénégal yi ak lépp lu ñuy xaar ñoom Sénégalais yi ci gouvernement yi maanaam muy député yi muy le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire foofu fu nekk am na lu population yi xaar ci ñoom mooy taxawaay boo xam ne nii dafa ma sëkk la ndax li ma faral di wax rek mooy bu yàlla dogal ñu jël tànnal la loolu amatoo fayu Sénégalais yi kon nag la nga war a def mooy sacrifice wu sa jot sa temps sa moyen sa xalaat nga delloo ko Sénégal yi am boole ci yërmande ndax Sénégal yi aussi bëgg nañ ku leen yërëm kon njiit yi ñu sàkk mooy njiit yu am maanaam yërmande ci population yi ñu nekk député wala président de la république wala ci administration fépp fu ñu mën a nekk que képp ku yàlla ku ñu confier ay responsabilités pour gérer Sénégal wala nga gérer ay responsabilités biir Sénégal sàkku nañ nga bari yërmande ci Sénégal yi bàyyi leen xel bu baax a baax lépp lu ñu nekk. loolu tamit bokk na ci tamit koom-koom bi nekk ci Sénégal bi nekk suuf Sénégal tamit ñu mën koo séddale bu tegu ci yoon dañ bañ koo pasaree bañ koo jaay yoo xam ne nii xooluñu intérêt Sénégal